nuyu nañu leen suñu mbokk internet yi ñuy suivre seen chaîne YouTube Pikini Production ñu am mbégte bu baax ñëw fii ci Kaolack ci daara oustaz Alioune Badara Ndao bëgg a sekk ak moom nag waxtaan bu yaatu lu jëm ci wàllum terrorisme comme ni ñu ko xamee fan yi ñu génn kii di premier ministre français Édouard Philippe amal fi ak gan gu yaatu ci discours am wax na ne pare na pour xeex ci weti kii nga xamante ne mooy président Macky Sall lu jëm ci wàllu terrorisme comme ni ñu ko xamee sous région bi yëngu na lool lu ci mel ni Burkina Faso lu ci mel ni Mali lu ci mel ni feneen ak feneen fépp ñu ngi fay coow lépp lu jëm ci wàllu terrorisme waraloon ñu seet si kii di imam Alioune Badara Ndao ngir ñu waxtaan ci lu jëm ci loolu ak naka lañ koy fàggoo. wàllum terrorisme nekk loo xam ne fi mu toll nii réalité la dëkk yi bari dañ naan dañuy jóg pour xeex ko Afrique am na ci paaram Afrique de l'Ouest fi mu toll nii pays yi bari yu ñu wër Burkina Faso Mali Niger Côte d'Ivoire. à chaque fois da ngay dégg wàllum terrorisme lan nga xalaat ci terrorisme bi nga xamante ne mu ngi gagné du terrain ci sous-région bi. alhamdulilahi rabbil alamin baatub terrorisme baat la boo xam ne tey moom la benn oligarchie maçonnique di jëfandikoo pour recoloniser l'Afrique, l'Asie, en particulier les pays musulmans baat la boo xam ne ñoom ñi koy créer dañ ci am ay objectifs danañu delloo si waat seeni armée ci sunuy suuf dana leen permettre sunuy ressources minières ñu gën ko exploiter dana leen permettre seeni usines industrielles yi aju ci wàllu maanaam usine d'armement yi nga xam ne moom ñoom ñoo ko yilif lépp lu ñuy produire ci arme ñu am ay clients yu lañ koy jëndal te mooy suñu réew yu néew doole yi feek terrorisme mu ngi fi di tàkk seen marchandise moomu day jar dana leen permettre itam li ñu bëggoon muy la réduction de la population mondiale ñu atteindre ko ndax boo xoolee ci turu terrorisme liñ ci rayagum fi mu ne ay millions la ci ay doomu aadama kon loolu rek war na xam wane ne lii am lu nekk ci gannaawam am na yooyu lenn la ci li nga xam ne man moom laa lay njëkk a jox ci terrorisme moom baat la boo xam ne dañ ko créer pour xeex l'islam xeex jullit ñi wàññi askanu jullit ñi en particulier waaye gën a exploiter sunuy koom-koom gën ko sàcc yóbbu ci seeni réew firnde yu leer nag lañ ci am ndax boo xoolee terrorisme bi ñu koy commencé ci ay vers 1979 di ko wax fële ca Afghanistan ba jàpp ay 88 boobu baatu terrorisme doon na fa jib ci Al-Qaïda ba nga xam ne moom lañ fa créé woon booba benn surface bu ndaw la woon ci àdduna bi armée yi àdduna bi yëpp songandoor leen ne dañ leen di faagaagal mu commencé di law di tuxu bàyyi ko ci Afghanistan xëy dégg ko Irak xëy dégg ko Syrie xëy dégg ko Libye kon mu ngi law xëy dégg ko Nigéria léegi mu ngi Mali Sénégal gi yàlla leen defal suutura ne ko doon tàkkoon na fi ba noppi dama ko doon wax ci biir camp pénal di wane ne circonstances yi ñuy dund su fekkonte ne doonul woon ndimbalul suñ borom subhanahu wa taala ñun dañ ñu doon préparer pour def ñu ay terroristes ndax bu ñu la tooñee xañ la say liberté xañ la say droit wëlbatikuwaat tooñ yooyu ñu continuer ko loolu mën na la révolter loo ba boo génnee def jëye waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu ko séqaloon di ñu conscient ñoo xam ne xam nañ la ca gannaaw lépp ndax nit koo xam ne defut waxut ñu xëy indi ay tuuma yu toll ni montagne teg ko ci kawam bu amee xel dana xam ne am na lu ñu jublu ci lii kon noonu ñu taalee yeneen réew yi mën nañ ko taalee Sénégal ñoom mën nañ ko taalee feneen yaakaar naa ci gannaaw bu ñu explosé église boobu nekkoon ci France ñu ko doon tuddee Notre-Dame de Paris am na benn waay bu génnoon ak ay vidéo di askane boppam ci benn kuréel bu ñuy tuddee Gladio
def na ay révélation yu am solo moom nee na lépp loo xam ne lu aju ci wàllu lutte contre le terrorisme la explosion yi am ci àdduna bi yëpp ñoom groupe boobu ñoo koy def te moom moo yoroon seen wàllu informatique depuis ñaata at yaakaar naa liggéey naa ak ñoom lu jege 40 ans depuis nag terrorisme commencé ba fii ñu toog moom moo yoroon seen wàllu informatique nga xam ne attentat buy waaj a am ca Paris wala Europe fu mu mën a doon ci fii ci Afrique ci Asie moom dana la mën a wax ne la attentat dana am réew sàngam date sàngam heure sàngam suñu paree it ñañ koy tuumaal mën na la wax ñan lay doon kon léegi leer na ne terrorisme d'état la te sax nekkuñu ay petit état waaye terrorisme d'état la yoo xam ne ñooy les puissances mondiales yi ñoom ñoo ko jiite ndax lii ngóor soosu wax ci élément boobu nee na ñoom Gladio ñu ngi liggéey ci ron OTAN te OTAN mën naa wax ne daanaka moo yor wàllu sécurité adduna bi bu fekkente ne ñooñu ñoo jiite terrorisme du fi jeex te d'après li mu wax ñi nga xam ne ñoo koy def c'est des intouchables kenn du leen laal ay oto la ñuy yor yoo xam ne ay voiture diplomatique la. ci biir YouTube bi da ngeen ko ci fekk na nga dem rek tapé Gladio moo tax damay sawar lool di joxe tur woowu ndax dégâts yu rëy yi nga xam ne ñu ngi koy def ci turu l'islam di ko taqal l'islam mos naa koo junj ci sunu procès bi ci biir tribunal ne leen bu ngeen demee na ngeen seeti benn vidéo boo xam ne ñu ngi ko doon tuddee le vrai visage de l'Algérie le vrai visage de l'Algérie da nga ci gis ay journalistes comme yéen def ay enquêteurs lañu ci attentat yi doon am Paris yi doon am ci biir London ak feneen ak feneen ak feneen ci capitales yi européens yi ba ci mowaan yooyu nga xam ne ñoom lañ rayoon lépp boo demee ci le vrai visage de l'Algérie da nga gis ne nekk dañ ko doon orchestré préparé par l'armée algérienne malheureusement te lu ci nekk dañuy wëlbati ko waat ne l'islam a ko def ñooy explosé jàkka yi ñooy explosé marché yi ñooy rey jigéen ñi ñooy rey xale yi ci turu l'islam bay sax génne benn journal boo xam ne ñu ngi ko doon tuddee Al Ansar nga xam ne cachet biñ ciy teg fiis la doo am sikki sàkk ni lii fiis ñoo koy génnee te fiis yëguñu ba ci Jamaluddin Zaytouni boobu nga xam ne moo nekkoon ki gën a sanguinaire vidéo bi mu ngi génnee ne benn góor jigéen la boo xam ne dañ ko jàppoon waroon koo tëj à vie armée bi gis ko am nañ jëflanteeg moom muy perpétrer ay actes yu ñaaw yoo xam ne ci turu l'islam saa yu ko defee nag revendiqué ne Jabha moo ko def Jabhatul Inqaaz bu ko defee kon terrorisme soxna si mbir la moo xam ne yaakaar naa fi mu ne nit ñi ñu ngi ciy bëgg a yeewu ñaari xeet nag composé na ko ñii nga xam ne dañ leen a armé financé leen par les puissances occidentales nga xam ne armée yu sophistiqué la ñuy yor yoo xam ne ñoom état yi sax duñ ko yor boo xoolee Mali bañ fii romb defoon naa ci benn émission fii ci rajo Kaolack RTS doon ci wane sunu naqar ndax dañ fay taal fitna boo xam ne xamuñu fu mu jëm te le peuple malien mooy victime ndax booba xam ne ne kii daal bi nga xam ne fa la MNLA gën a farewoo muy Nord-Mali dañ leen gën a renforcer ci ay armes yoo xam ne ña koy subir ëllëg mooy première le peuple malien l'armée malienne yaakaar naa fi mu ne loolu mu ngi commencé di feeñ fan yi armée baa ngi peuple baa ngi manifesté wu commencé di gis ne kat ndeke ñii di français yi seen musiba dong lañ ci seen suuf bu ko defee kon man li may wax ci wàllu terrorisme sama cas rek doy na ci pour yee adduna bi kaawu Aliou Ndao dong doy na ci pour yee adduna bi ndax koo xam ne xëy nañu xëy daj ji këram terroriser njabootam terroriser ay am di jàmmam daj ji buntu yi ci façon bu brutal manote yóbbu déclarer ay milliards
kër gaa ngi noonu yaa ngi koy gis daanaka day def faraatu dépense xëy déclaré ay milliards yàlla xam na ne wax naa ko juge Samba Sall astafurlah Samba Sall doyen des juges nee naa ko waaw léegi ñun da ngeen ñoo jàpp amuñu accès ci journalistes yi pour wax ak ñoom ñu mën a éveiller l'opinion publique te yéen a ngi bàyyi nit ñi ñu ngi bind ci ñun lu leen neex waaw lu tax ñoom buñ bindee ci ñun loo xam ne xam ngeen ne jëlewuñ ko ci source fiable lu teewoon ngeen di leen jàpp ne leen dem leen ngeen démentir seen bopp la ngeen waxoon dem leen ngeen weddi ko yaakaar naa lii may wax ni doyen des juges dana ko déglu moom xam na ne lii waxoon nag ko ne ko man dama jàpp ne bokk na ci maandu nit ki buñ ko waxalee loo xam ne xam nga ne lii amut teew yaa ko téye nga woo ka ko bind ñëw nga ne ko demal nga weddi sa bopp la nga wax amut mais malheureusement noonu la ñuy bàyyee société bi ci lëndëm diiru ñetti at ñuy foog di jàpp te la ñuy foog dara amu ci bu ko defee kon man dama naan terrorisme arme la boo xam ne tey dafa nekk ci loxol puissance mondiale yoo xam ne liñ ci jublu mooy alak askan yi en particulier détruire diina détruire réewi jullit ñi symbole musulman yi nga xam ne ñoo taxaw pour résister pour delloo si waat l'islam ñu éliminer leen man loolu laa ci gis te maa ngi ko jàngatee ci sama cas